télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci diiwaan bi nga xam ne moo di Ndiassane nekk ci commune bu Fissel askan wa fa yeewoo tey jii dañoo xëy amal ab doxub ñaxtu la leen metti ba tax ñu ko doon ñaxtoo ko xultu moo di dañoo bëggum ndox ca dëkk ba bëgg nañu courant ca dëkk ba bëgg nañu école ca dëkk ba bëgg nañu it barab boo xam ne bu ñu woppee nañ fa mën di dem di faju doxub ñaxtu ba wéetuñu ca woon ndax njiital force France dégage di Guy Marius Sagna ma nga woon ca doxub ñaxtu boobilee bi ñu tëjee centre dialyse bi fii ci Ndakaaru boobu ak léegi juróomi doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan am sax ñoo xam ne dañoo nekkoon ci traitement ñàkk maanaam place bu ñu dem faju yi ci hôpital public yi moo tax ñàkk nañ seen bakkan am ca ñoo xam ne ñoo ngi ci ay jafe-jafe ba léegi ku leen dimbali daal la ñu bëgg ndax sonn nañu. wàllu caada ci xibaaru timis yi daañu waxtaanee kasak di loo xam ne dañ koy faral di organiser di ko feetalee gone yi ñuy xarafal loolee moo di lan ana luy cosaan ak nu ñu koy doxalee xew di fan la toll ci réew mi dees na ci dikk ak yéen ci xibaaru timis yi ak Ibou Diouf. leneen ci wàllu tàggat yaram mu di fédération gi jaboote ñi yëngu ci wàllu karaté fii ci Sénégal ñu ngay yëglu ci seen gis-gis dañu leen a xeeb jàppale wuñ leen gis-gisu trésorier général bi la Sénégal war a dem ci Égypte ngir kon mën a bokk ci compétition bu ñu fay waajal waaye ba fi mu nekk nii amagul benn njàppandal boo xamante ne ji kon jàppale nañu ko ngir mu mën a dem ci barab boobee li ñu bëgg mooy kilifa yi nga xamante ne ji ñoo gàllu wàllu wér-gu-yaram ci réew mi mën a yëglu mbokk yi lii moo fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxirlu ñu faram-fàcceel leen ko. Ndiassane nekk ci commune bu Fissel tey ji ci samedi askan wa fa yeewoo dañoo amal ab doxub ñaxtu li ñu bëgg moo di ñu fexe ba ñoom askan wi mën a amum ndox mën a am courant mën a am école bu seen doom yee jànge waaye barabu fajukaay boo xam ne bu ñu woppee danañ fa mën a fajoo ci gàttal diwaan la boo xam ne awtu réclame mais lépp lu doomu aadama di soxla ngir ak dundam mën a ñoŋ dafa ñàkk loolee nag ba ñuy amal ab doxub ñaxtu kenn ci waa FRAPP France dégage mu di Guy Marius Sagna ma nga fa woon ngir jàppale leen ca moom it ñaawlu na la dëkk ba di dund Abdourahmane Diallo la ñu ci àndal. góor jigéen mag ak ndaw ñëpp daal di wàcc ci tali bi ñi dëkkee Ndiassane ci commune Fissel amuñu ndox amuñu courant. ñun waa Ndiassane jigéen gii ñun de suñu yaakaar daa tas ci président ndax président jamono bi nga xamee ne yàlla dafa dogal dafa ñëw fii booba jotagul réew mi ñëw fii ci mbalam son seet ci alaaji Damloo ñun bañ fa demee lam ñu njëkk a wax mooy dama bëggatul a dégg baadolo mooy lan baadolo mooy ndox baadolo mooy yoon baadolo mooy courant baadolo mooy hôpital te loolu mu waxoon lépp ñun de gisuñu ci dara mbir bi nag metti lool rawatina ci soxna yi ndax seen bërëb boobu amul jumtukaay fajukaay waaye tamit bërëb bi ñuy jàngee. jafe-jafe mu ngi faqe ko ci école yu xale yi ndax ñun ñi xamuñu dara boo ma bindalee duma xam lan la. mënumaa bil sama tur mënumaa bil sama sant. gis nga boo feebaree fii mbaa sa doom feebar mbaa nga tollu diggante boo waree accoucher bala ngaa yegg hôpital yàlla bu soxlaa sa bakkan dina ko jël ci diggante bi ndax xam naa juróom-ñaari kilomètre di nga ko dox mbaa nga dox la ko raw. sama kuur gii ma yor nii kuur gu mag la woon dañu koo debe ba mu jeex tak. ñu dëkkee Ndiassane am ndimbal mouvement FRAPP France dégage. lu tax Ndiassane amul courant lu tax Ndiassane amugul ndox. bokk na ci jël alalu askan wi di ko sàcc bokk na ci jël alalu askan wi di ko luubal. askanu Ndiassane nekkee ci commune Fissel di xamle ni lii ñu bëgg bu ñu leen ko defaralul kenn ci ñoom du woteel nguur gi. feneen fu ay ñaxtu am tey jii moo di liggéeykat yi nga xam ne ñoo doon liggéey ca teenub gaz bi nekk ca Ngajaga te tàkkoon fan yële ñoom liggéeykat yi ba léegi ñoo ngi wéy di ñaawlu ak ñaxtu anam yu bon ya ñuy liggéey waaye lu aju ci seenu payoor ak cotisation IPRES ni ñu leen koy yeex a joxe ba ci mujj sax dañ ko mujjee versé mu di bi woon 2017 reportage Cheikh Anta Diop. ñii di ay liggéeykat nekk ci Forteza Petrosen di liggéey ci ay teenu gaz fii ci Ngajaga génnoon nañu yor ay pancarte naataal ci ne am na ay liggéeykat yoo xamante ne 2013 ba léegi ñu ngi ay prestataire lañ leen duppee daanaka seen salaire yi ay weer ngi ni jotuñu ko loolee moom mooy seen njàmbat ba taxoon ñu génn doon def taxawaayam ñaxtu. 2020 bi teen SA2 bi tàkkee ñun employé Forteza yi suñu salaire jotatuñ ko normalement instant bi teg nañu benn chômage technique boo xam ni ñu ngi ne inspection du travail validé wu ko parce que ñun waxtaan nañu ak ñoom xamal nañu ni chômage technique bi ñu teg du chômage technique bu jaar yoon depuis des mois ñi am prêt bancaire amatuñu virement parce que salaire yi c'est pas payé normalement c'est payé à 50%. ñu ngi exploité gaz ñun ñu ngi liggéey am na ñoo xam ne ñu ngi def 12 heures
am na ñoo xam ne ñu ngi def 8 heures de temps am na fi ñoo xam ne ñu ngi fi depuis 13 ans on les considère comme des prestataires amuñu contrat amuñu CDI amuñu CDD. kii di Dame Mbodj nekk ci coalition citoyenne le peuple di ko nag doon leen jàppale nee na lii de daa mel ni kilifa yi dañuy seetaan liggéeykati Forteza yi. dañuy ñaan président Macky Sall comme moom xam na lii nga xam moo xew ci site bi parce que moom nekk na directeur général Petrosen liggéey na fii xam na li fi xew te moom pétrole ak gaz loolu la am diplôme am kon nag warut a toog ñu xool ay sénégalais ñu leen di exploiter Macky Sall di seetaan kooku li ñuy wax Macky Sall mooy na wax waa Petrosen ki koy jiite mu ñëw taxaw wax waa Forteza dëgg pour que employés yi ñu tegaat leen ci li nga xam moom mooy seen i àq ak seen yelleef. liggéeykati Forteza yi sax nee nañ ci ay bés bii di ñëw daañu doxam ñaxtu fii ci Ngadiaga. Cheikh Anta Diop ñu dellu si Ndakaaru dem ba Point E dip quartier boo xam ne ñaare ci jamono foo ko mosaan wax xel dafay dem ci dund ci aafiya dund gu ànd ak kaaraange dund ci jàmm waaye léegi safaan wala ñu fay gis daan na jafe ñu dugg weer ba génn te di su fa dégg agression ba jëfi ñaawteef ju fam bi ci mujj dib taximan bu ñu fa faat fan yële loole nag jaaxal bu baax a baax askan wa fa yeewoo ñu ànd ci reportage ak Maymouna Ndiaye. jamono bi Papa Abdoulaye Mbengue ñëw sanc si ci Point E booba dañu ko doon woowee quartier résidentiel maanaam fu bakkanee jamono boobu ci atum 1952 la woon. tubaab bi ñu fi nekkee dafa amoon entrée ak sortie entrée bi moo nekkoon ci rond point bi nga gis nii sortie bi moo nekkoon weti université te mu nekk quartier résidentiel parce que benn problème amu fi woon daawuloo fi ci sàcc. at yi di dem askan wi gën a yokku ci gox bi fi mu toll nii lépp dafa soppeeku. tout bari na kenn ku ñëw par exemple ñu këpp saagam mu ñëw di ko wax yooyu dafay bari. ndaw yi di ko firndeel nee nañu ñi nga xam ni dañoo yore moto di ci def lu ñaaw di siif bu dégg bëccëg ñoom ñoo leen tere nelaw. éclairé na et tout mais vol à l'arraché ñoo ñu sonal en fait les scooters boo xoolee. cas de vol yu fi am agression yu fi bëri scooter yi la quoi ñooñu xaw a sonal fii donc da ngay toog te bi da ngay dégg yuuxu boo génnee gis ne soit mu nekk femme wala mu nekk un homme boo xam ne dafa wàcc liggéey. bon sunu buntu kër gi fii rek jaaykatu banaana bi fi nekk dañ ko fi def bëccëg heure añ fekk ko fi nangu xaalisam tuur añam rajaxe foofu yëpp taalaat seen moto dem seen yoon. li ñuy def nag amul waxtu. looloo tax ñoom ñii ndaw ñi dugal ci seen loxo wante bu ñu sañoon ñu gën a dooleel kaaraange gi. deux roues bi nga boo xam ne pièce am matul amul CMC amul assurance amul nangam comme li gars yi di def boo xoolee police point yi chaque jour que jëfee ñu ngi si parage yi boo xoolee grandes artères yëpp dañ fay nekk dañuy jàpp plus de 100 ba 150 scooter bon ku si amul daal pièce bu mat ñu mën la identifier. sa scooter ñu bañ la ko joxaat parce que lu si bëri ëpp léegi fépp point ak beneen quartier bu mënti doon agression yëpp deux roues yi la. ndaw yi ba ci mag ñi ñoo bokk benn mbébét bu ñu sañoon seen gox bi dina mel na mu meloon bu njëkk. bésub tey bi di samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre moo di bés bi ñu jagleel wàllu càmm gi ci réew mi muy juróom-ñaareelu édition bi ñu koy amal xew-xew yi doon amee ca Daara Jolof doon ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall yëkkati fay kàddu sant ci ñi nga xam ne ñoo gàll wàllu yoon ak takk dere fu ñu mën di nekk ñu taxawu sàmmkat yi ci seen jur gi ñuy sàcc mën a dakk am na yeneen it kàddu yu mu fa yëkkati moom njiit réew mi Macky Sall ñu teewlu ko ci micro Mamadou Moustapha Ndiaye. ñu jagleel leen. daf ñuy may at mu ne suñu fi tolloo ñu xayma li fi jàll ci at mi weesu ngeen wax ma seeni jafe-jafe dégg naa ci jafe-jafe yi ngeen fi wax vol de bétail mu ngi continuer malgré mesures yi ñu jël muy code pénal ak code de procédure pénale loolu dinaa ci gën a taxaw pour ñu dakkal définitivement le vol de bétail maa ngi woo ñi yor justice ci réew mi muy waa tribunal ñu xool bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy indil béykat yi ci wàllu càccum jur gi nag yi ñuy jëlee bitim réew ñu jëlee ko de 30% à 50% de subvention de la part de l'État pour que fii ak fukki at nag yépp yi juddoo ci loolu fii ci réew mi
daañu am une amélioration génétique ngir ñu mën a yokk production laitière ci biir Sénégal. am na nag loo xam ne jafe-jafe la muy xeex bi am ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi lu doy waar la lu ñu war a arrêté la ci Sénégal. mbéy mi soxla suuf jur gi di gën a bëri faaw histoire dana yaatu kon buñ ko bëggee saafara il faut que kii di béykat bi ñu jàppale ko muy béy lu ëpp 3 weer ci at bi kii di sàmmkat ñu jàppale ko ba jur gi ñu bàyyi déplacement yu gudd yi ñuy def transhumance ñu béy li ñuy wax des plantes fourragères yokk aliment de bétail yokk li nga xam ni mooy stabilisation ci loolu la élevage di jëm kanam ci loolu la ñuy mën a wàññi le contentieux entre éleveurs et agriculteurs. coowa nga ne cob bay ci université Alioune Diop ba ca Bambey sabab li moo di ñenn ca ndaw yi Bambey yi ñooy ñaawlu ak jéebaane doxin wi nga xam ne njiital kurus la fa mi ngi koy doxee ci seen gis-gis ci anam ya muy jëlee nit ña ñuy liggéey ci université ba daf ciy jiital ñi nga xamante ne ji dañoo fare ak ñoom di waa Benno Bokk Yaakaar bàyyi borom xam-xam yi nekk ci Bambey te am luñ fa mën a jariñ mu du lool ñu ngi koy ñaawloo ko ci jano bu ñu séqoon ak taskatu xabaar yi Babacar Diouf ciy leeral. samp bi ñu samp université Alioune Diop ci département bu Bambey amalul njëriñ askan wi directeur CROUS bi fi nekk moom de li muy def mooy jël waa Njaareem teg leen ci kaw waa Bambey loolu nag naqari xale yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. waa Bambey gis seen bopp bi ñu gis seen bopp ci université Bambey CROUS man gisaguma ko parce que man foofu laa nekk gisaguma ko par contre lu gën a metti lañu fay teg à chaque fois bu wàññi personnel amee ñu la ñuy njëkk a wàññi. li ñu bëgg mooy li ma la wax léegi rek ñu jox ñu suñu wàll jox ñu suñu gëdd jeunes yi am nañ compétence yu bare pour ci CROUS bi CROUS nekkul service boo xam ne wàllum jàng kese la. loolu nag umpul ñi nga xam ñooy responsable yi dëkk Bambey dafa mel ni sax mbir mi moom ñoom la gën a neex. dañoo sonn ci toog bi di xaar ndaxte xool nañ xam suñu autorité dëkk yi nag autorité dëkk bi gée nañ ci part de responsabilité bi bu mag ndaxte ñoom ñooñu gënoon a mën lii. loolu nag tax ñii di xale yi Bambey yi ne président Macky Sall na fi jëlee ki nga xamante ni moo directeur CROUS bi te tamit teg ci ki directeur université bi teg fii doomi Bambey. en tout cas ñun man Bambey fii nii suñu sañoon tey jii nii benn autorité bu am même profil nekk direction CROUS ñu jox ko direction CROUS bi ndax waa Bambey tamit gis seen bopp ndaxte université ba mu université ba léegi waa Bambey moom ba léegi. ci conférence de presse bi ñu doon amal ci àjjuma ji ñoom di nee nañ dinañ gën a dëgëral seen xeex bi su dee indiwuñu benn saafara ci li ñu jot a joytu. centre national orientation scolaire ak professionnelle yéene moo di benn fitna bañ a amati ci école yi loolee nag bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Makodou Dieye mi ko jiite xam le ne daal ngir mën a am faaw des ci dugal loxo psychologue yi ak conseillers yi loolee mi ngi ko xamle ci ndaje moo xam ne ñu ngi ko doon amal jëm ci tàggat leen mu dajale woon ay psychologue conseiller yu fare ci diwaanu Fatick Njaarim Kaffrine Kaolack jóge fu nekk ñëw teewe ko ñu teewlu ay kàddoom moom Makodou Dieye ci micro Pape Mbaye Diaw. ni ngeen ko seetloo ci espace scolaire bi wax nañ ci bari gis nañ ci lu bari aussi ay jamono yoo xam ni ay violence am na ci violence yoo xam ni yenn saa yi ñu neex ndongo yi am nañu jafe-jafe ak seeni jàngalekat ndongo yi am nañ jafe-jafe entre ñoom ndongo yi am nañ jafe-jafe ñi leen di toppatoo ci école bi violence yooyu yëpp nga xamante ni yenn saa yi dafay jéggi dayoo li ko waral bari na. mi ngi ci xale yi mi ngi ci seen jaaxle mi ngi ci seen inquiétude mi ngi ci ni ñu leen di jàngalee mi ngi ci ni ñu leen di dalalee ñi ngi ci jafe-jafe yi ñuy dund mais yooyu yëpp am na ñoo xam ne yàlla may na leen ñu gën a mën a toog ak xale yi gën a mën a toog ak ñi leen di jàngal gën a mën a toog ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore école yi di ko gérer ba nga xamante ne bu ñu indee benn façon waxtaan ak benn façon liggéey doxal ko xale yi dinañu gën a mën a génn ci xam naka laa ko waxee ci logique bi nga xamante ni mooy logique de violence maanaam lu ñëw rek ñoom doole ak xeex lañ koy fajee gën a mën a concentré wu dellu ci seen njàng xam ni am na lu leen yëkkati parce que nit ki nga xamante ni bàyyi na li ko yëkkati nekk ci leneen rek am na lu ko waral loolu ko waral nag la ñuy liggéey ak moom ba delloo si ko ci li nga xamante ni moo ko soxal ba bu ci amee motivation am ci cawarte am ci bëgg-bëgg rek moom day xam ni lii kat mënu ko booleeg leneen
dana xam ni violence bee ñu koy gis wala mu cee dugal loxoom du cëram te bu boobaa moom day xam ni njàng mooy cëram. loolu daal am nañu yaakaar ni am nañ ci benn cër boo xam ni war nañ ko ci doxal te KOSP yi ci académie yi ñu ngi koy doxal bu baax a baax a baax a baax a baax te àndul ak benn coow. centre privé d'hémodialyse bi ñu tëjoon fii ci diwaanu Ndakaaru ba ñu ko tëjee ak léegi ñiy dund wopp ji ñoo ngi ciy jafe-jafe dañu bari ci ñu mënatuñoo suivre seen traitement ni mu ware sabab li moo di hôpital public bu ñu fa demee place du am ngir ñëpp soxna si di Adji Faty Sow ci moom la bokk moom it insuffisance rénale la am mu di wàññeeku roño loolee tax nag ak tolluwaayam ci wàllu wér-gu-yaram di gën di doy waar daanaka ngir mën a am ñetti séance yi ñu digle ci biir semaine bi lu jafe la loolee nag lu aju ci borom këram ak i mbokkam fa ñu mën a wute saafara wute fa ndimbal moo di clinique privée yi fële ci diwaanu Mbour mu di lool lu mitti la ci ñoom ñu ànd ci ak Aminata Mbare Sow mi ko seeti woon. wax ci sax lu jafil ci moom métit bi mu yëg moo ko waral Adji Faty Sow di ab malade boo xam ni dafa amee lii di feebaru roño. léegi nag mënatuma ko maa ak sama borom kër rek ñooy ànd dafa daa wax demal ma dem su ma demee ma toog ba ma war a dugg ma dugg su ma jalisee ba pare ma ñibbisi indi sama bopp léegi nag mënatuma ko te jaboot la. xam naa ay malade yoo xam ne toog nañu lu ëpp 15 jours yoo xam ne dialysé wuñu ki décédé hier c'était son cas moom mu gëj a dialysé xam naa ça faisait plus de 15 jours alors que normalement chaque semaine war na dialysé 3 fois. bokk na ci li ko waral mooy centre bi nga xam ni foofee la doon fajoo temps yi dañ ko tëj. day di xam nga deret bi bu saltee rek dootuma mun dara. man maa doon dem fii di dox fii ba fële di yóbbu sama bopp léegi nag mënatuma depuis bi affaire bi tëjee ba tey mënatuma dara ndax ni ma waroon di dialyser tuma noonu léegi dinaa toog presque semaine bu nekk benn yoon laa ci dialyse. ñii nga xam ni dañoo amee feebaru roño dañoo war a dialyser semaine bu nekk lu mu ndaw ñaari yoon. te Dakar amul benn centre privé boo xam ne mun nga ñëw en place léegi dañuy obligé dem ba Mbour fa la ñuy defee dialyse. pour def benn séance bi di nga fay 65000 soo compter sa transport 2 personnes day revenir facilement à 15000 donc benn séance bi rek dëppale day jël 80000 francs. kii di borom këram. dafay faral di ànd ak moom ci hôpitaux publics yi wala sax mu yóbbu ko ba Mbour ngir mu amal ay dialyse. keroog bu njëkkee dem Mbour ma ànd ak moom ci taxi bi dama bëggoon yuuxu xëm laa bëggoon def ndax tàng bi nga xam ni oto bi tàng na ma bëgg a yuuxu dama doon jooy sax ma naan ko maa ngi bëgg a dee maa ngi fat boo demee fay sa xaalis bu bari. te loolu nag jamono neexul xaalis boobu amuñu xaalis boobu. mu mel ni nag mbir mi mu ngi juddu ginnaaw bi centre hémodialyse privé bi nga xam ni daal dinañ ko tëj ñenn ñu bari ci ñoom foofee lañ leen doon fajee loole bi mu amee ministère de la santé jël na ci ñenn ñi daal di leen orienté ci hôpitaux publics yi waaye dafa am ñoo xam ni dañoo des orienté guñ leen te ñoom ñu jàpp ni ñooñee ñoo gën a sonn temme bokk na ci soxna Sile nga xam ni fekk nañ fële ci HLM Grand Médine. chaque jour maa ngi wax ak présidente association bi ñu ngi may jox état wu maladie mais am na ñoo xam ne moom suñ ci gaawul soo moytuwul la liste macabre la maanaam ñi wàññeeku gum ragal nañ mu yokk daal. des ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram ak poste de santé bu village Senghor bi nga xamante ne ji ma nga ca commune bu Diouroup daanaka tuutee ko dese mu daanu ndax màgget gu mu màgget loole infirmier chef de poste ba ko xamle lu aju ci boobile poste de santé te lu ñu manqué ngir seenu liggéey war a gën a mën a dox ni mu gëne moo di ab maternité Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey reportage.
infirmier chef de poste de santé bu Senghor moom moo def daanaka ab yuuxu wàllu nee na bâtiment bi nga xam ni fa la poste de santé bi nekk fi mu ne daanaka mën naa daanu saa su nekk ndaxte nee na poste de santé bi biñ ko tabaxee léegi ay at yu bëri la ci ginnaaw moo tax ba fi mu ne bâtiment bi nga xam ne fa la nekk dafa màgget loolu. poste bi yàgg na poste bi màgget na lépp daanaka màgget na boobu ba léegi difficulté yu bëri maa ngi si nekk poste bi màgget na wax naa ko sànq ni ko nga dimbale ñu amal poste bu bees. poste de santé bu Senghor boobu itam nee ñu amul maternité loolu nag yombalul dara mbir yi jigéen ñi nga xam ni ñoom ñoo war a mucc wala sax ñi nga xam ni ñoom ñoo war a def seen visite prénatale ak lépp loo xam ni rek dafa jëm ci wérgu yaramu jigéen ak doomam. maternité bi amul maternité boo xam praticable selon les normes amuñ ko tabaxaat poste bu bees am logement bu bees am fi sage-femme bu ñëw jàppale liggéey pour au moins ñu sauver suñu jigéen ñi ak suñu doom yi ndax tey poste santé comme ni ko ministre de la santé waxee dafa nekk loo xam ne bëgg nañ fépp fu waay toll rek mën a faj bu gàtt du sonn ak mooy yoo xam ne du am benn jafe-jafe. benn doléance nag boo xam ni askan yi yeewoo ci Senghor yàgg nañ koo def fi mu ne fajal nañ leen ko directeur général bu ANPEJ nag fi mu ne moom moo leen jox ab ambulance médicalisée ngir rek jàppale leen ba évacuation nit ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar gën a mën a yomb. dañuy dugg ci gox yi ci gox goxaan yi di xool jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi dañ koy jànkonteel fii donc bu ñu ñëwee ba Senghor ñu constaté ne Senghor moo ci poste santé yi am fii ci yëpp zone bi yëpp moom moo ci amul ambulance ñu ne nag loolu foog ñu xat suñu tànk tubéy pour que mu am quand même genre équilibre ci poste santé yëpp ambulance bi moom ambulance bu dernière génération la mu ambulance médicalisée. Tamsir Faye nag ñu koy fàttali moom mooy tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection territoriale yi ñu jëm moom nag nee na fi mu ne jot nañu tabax ab centre de santé ci Diouroup ndaxte fi mu ne askan yi yeewoo ci commune bu Diouroup yëpp fi mu ne toll nañu ci lim bu takku. coronavirus bi mu di woppi Covid-19 ji lëmbee àdduna feeñaat na ci weneen anam feebar bu bees bi mu feeñee ci Afrique du Sud la ñu ko gis mi ngi tudd Omicron Afrique du Sud googee ñu ko gis ñi nga xam ne ñoo gëstu ba gis ko am na yu bari yu ñu ci wax yoo xam ne moo ko wutaleeg yeneen variant yi fi jotoon a jaar waaye ba ñu ko xamlee naka démb ci àjjuma ji ak léegi fii ci Sénégal kilifa yi gàll wàllu wér-gu-yaram ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir jël matuwaay yi firnde li di ca aéroport Blaise Diagne dugub bi génn bi dañ koy gën a saytu yamuñ ca ne sàkku nañu ci askanu Sénégal ñu gën a góorgóorlu ci geste barrière yi ngir moytu joojile jàngoro ñu ànd ci ak Alhassane Ba. Omicron beneen variant bi nga xamante ni jamono ji ëlëm na scientifique yi ak fi nga xamante ni foofu la feeñ ñaari fan yi moom la ñuy waxtaanee organisation mondiale de la santé di topp virus boobule mu ngi feeñ ca Afrique du Sud ñu koy duppee itam B11529 jàpp nañ ne ni muy wàllee gaaw na lool. xibaar yi génn ci borom ñuy joxe xibaar yi ci àdduna muy OMS ak ñeneen wane nañu ne daal dafa di ndrog bu am problème bu doy waar. ci wàllu waalaate bi wàllu également gis nañu ne loolu li muy soppeeku dafa bari trop donc loolu du lu bees ci fii waaye dafay doon alerte lay doon mooy dafay wane ne gars yi nañ def ndànk mooy lii de bu fekkente ne liñ ci gis loolu dëgg la dina doy waar maintenant dëgg bi dëgg fii ak ay bis fii ak ay semaine dinañ ci xam dara parce que il faut que ñu xool est-ce que réellement loolu ñoom ñu gis moom moo am dëgg bu moom moo law ci wàllu ni ñuy wàllaate bu gaaw bi ak même wàllaat ak ci wàllu nu muy soppeekoo parce que bu fekkee soppeekoo dem na ba war a mën a laal fi nga xam ne mooy vaccin bi loolu problème bu rëy dina indi. ay réew yu bëri yu fare ci Amérique ca tugal waaye itam ay réewu arab daal di nañuy tëj seeni frontières depuis àjjuma gi ak réew yi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci Afrique australe fii ci Sénégal ñu ngi xam ne. waxtaane wàllu caada ak kasak dañu koy faral di dégg mi ngi am ba léegi waaye ci yan anam ana kasak lu ko indi nan la ñu koy dundalee ci jamono jile Ibou Diouf la ñu ci yàndal. lël suñu xel dem ci néegu góor wante nag bu ñu nee néegu góor tamit suñu xel mënees naa dem ci li ñuy duppee kasak loole daan bokk ci li ñu fa daan faral di amal àdduna di dox lu bëri di ci ruus wante ba léegi am nay bërëb yoo xamante ne boo fa demee ñoo ko fay amal noonee la demee fii ci Yaraax. ne jox may lenge ñul si njaay jox may lenge ñul si njaay. c'est que li ko waral mooy waa Yaraax ñoo bëgg cosaan dekkil cosaan lël ndax ku ci nekk jaar nga ci njulli bi ngay xale ñu defal la lu mel nii moo tax ñu am aajo di ko def ndax nit ñi dañ ko bëgg di ko bëggee. bàyyi boo yow si ngay do ngay
bàyyi boo yow si ngay lu ngay. kasak bëreetul fi ñu koy amalee loolee doon may mag ñi ñu jaarale ci seen xam-xam ngir séddoo ko ndaw ñi loolee doon may ñi gën a féete ndaw ñu xam nan la ñu war a taxawee ci seen biir askan. ñun man dama yàgg ci aar bi parce que aar bi ba ñu nekkee xale laa ko bàyyi xel ba tey parce que paa yi ñoo fi nekkoon di gérer njulli yi waaye léegi paa yi ñëwatuñu lu tax paa yi ñëwatuñu gérer njulli yi te njulli yi seen sët la seen doom ñun waa Yaraax war nañ mobiliser wu pour ëllëg paa yi di génn di lii bu ñu jongalee njulli yi ñoom ñu mën leen gérer parce que dëkk bi dafa lëj loolu moo ñu dugal ci aar bi. ay doomu nday lañ kon mën nañ dem ci lébu bi dem ci fu ne ñu laal ndax lébu yi léeg-léeg ñu dugg ci waalo waalo yi kon ay doomu nday lañ moo tax ñu boole lépp muy benn. bu ñuy wax ci mbiru lën am na lu bëri lu ci soppeeku terewul nag fii ci Yaraax ñu ngi koy amal at bu nekk ci njàppandalu wayjur yi. dañu bëgg a dekkil cosaan ndax cosaan nekk na loo xam ne kenn waru koo rey te dañoo juddu fekk ñuy def ay lël di kasang ñu bëgg loolu dekkiwaat moo waral tey ñu organiser lii pour wane daal cosaan. boo gisee njulli lël bi lu ko waral mooy kenn ku nekk si góor da ngay dugg si néegu góor bi moo waral lii léegi su jógee dañuy fàttali seen morom nuy kasak ne woon caareen gi xale yi di kasak ba Ousmane Sarr moo doon yor lalma bi waaw bu ñëwee kasak yi neex loolu nekk si caareen mu neex di neex si xol yi nekk si lépp. salaamaali paaxamaar salaamaali salaamaali salaam jaay salaamaali jam ñale. lii at bu jot di def ko at mee passé def nañ ko at bii ñu def ko TFM ñu gis seen ngeen am seen taxawaay bu rëy bu ma sëkk ñun nag ñuy gërëm sunu doom yi. loolu mu ngi wàññeeku bu baax a baax waaye nag ñu ngi koy amal ba léegi ndax gis nañ ne lu am njëriñ la loolee mën na may ñi koy amal ñu fàttali lenn ci li maam yi daan def loolu liñ ci doon jublu mooy jox xale yar ak teggin ak xam tamit seen askan lañu soxla ci ñoom. Ibrahima Diouf jërëjëf waxtaane wàllu tàggat yaram ak fédération gi ëmb ñi yëngu ci wàllu karaté ñi ngi ñaaw lu ni kilifa yi di doxalee ak ñoom ci seen gis-gis dañ leen a gannaawal firndeli bu ñu sukkandikoo ci trésorier général bi moo di Sénégal war naa dem Égypte ngir défendre titre am waaye ba fi mu nekk nii amaguñu ndimbal lu leen mën a may ngir ñu yegg fa mu di lool bëgg nañu kilifa yi jël ci matuwaay. foofee la ñuy yem ak yéen ak ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h ànd leen ak soxna Leya Soukeyna Ndiaye ci xibaaru tubaab yi jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu fanaan jàmm.